asalaamaaleykum mbokki internetu Référence Actu dal leen a jàmm ci seen beneen numéro leader nag tey dafa seet ci gan boo xamante ne ñu bëri ràññee nañ ko ci wàllum politique mais avant tout c'est un homme religieux bi nga xamante ne mu ngi cosaanoo fële ca Kaolack mu ngi tudd Cheikh Ibrahima Diallo xanaa ma bàyyi ko mbokk internet yi mu nuyoo. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen daal jëfal aussi te di leen soyteel jàmm ci année bu bees bi mbas mi nga xamante ne itam yàlla teg na ko ci àddina bi ñi ñaan yàlla teggi ko di wax rek ne man Cheikh Ibrahima Diallo laa tudd maa ngi dëkk Kaolack fa laa juddoo ñu tuddee ma sama turandoo di Cheikh Ibrahima Niass ma yaru ci ronom jàngee ci ronom def naa nag extérieur parce que sama alxuraan demoon naa fu ñu wax Nioro du Sahel Cheikh Oumar doomam ji ñu doon wax Amadou Lam du julde foofu la nekkoon jàkk Cheikh Oumar jàng fa laa jàngee matali sama jàng alxuraan ñib siyaat dem naa Mauritanie def naa fa franco arabe dellu si sëriñ bi yóbbu ñu Caire foofu laa defee sama étude ba ma demee ma am baccalauréat def li ñuy wax science sociale génn ak baccalauréat maanaam kii master boo xamante ne foofu laa ko jëlee ñi ko wax ñoom ñu ngi koy wax baccalauréat foofu laa ko amee ci science sociale bon nu ñu koy waxee spécialiste la ci boobu part chef religieux la parce que maa ngi juddoo ci ay waajur yoo xamante ne ñëpp l'islam lañ xam ci lañ dox gannaaw nag avant ma dem sax fekk na ma intégré dugg ci politique bi bon mën naa wax ne vétéran la parce que xam naa politique yu Sénégal avant l'indépendance et après l'indépendance te li bees li itam alhamdulilah rabbi alamin ne yàlla def na ma fekkee ko bi avant indépendance xale la waaye terewul am na lu ma ci suivre mais bi ma màggee nag ba nga xamante ne ràññee naa dugg naa ci circuit politique booba benn parti fi nekk unique ñi koy wax parti PS booba ma intégré ci nekk étudiant PS jóo ko nag dem Caire jàngi bi ma ñëwee itam ma intégré même parti bi gannaaw gi nag ak avec l'expérience maa ngi am nag sama xarit di sama sëriñ di sama mbokk muy Mamoun Niass ñi jàpp ñi créé parti am bu ñuy wax kii ñu koy wax di RP avant loolu ñoo ànd créé ak Moussa Niass AFP gannaaw gi ci lañ ko créé RP ma rejoindre PDS nekk ak ñoom ba Wàdd bàyyi nguur gi ma ànd ak Macky créé nag parti parce que bi may ànd ak moom fekk na ma créé sama parti maa ngi ko créé 2013. mu tudd nan. mi ngi tudd PJD maanaam parti justice et développement. ñu yem foofu balaa ñuy ñëw. ci sa langue politique sànq sa biir wax nee nga. kilifa gi moo la fayal bourse su ma déggee Maolana Cheikh Ibrahima Niass. moo la fayal nga dem jàngi. sa rapport ak moom lan la fan la tàmbalee. rapport bi dafa yàgg du rapport yu bokk ngi ci premièrement rapport yu taalibe ngi ci. rapport itam doomoo ngi ci parce que vraiment duggante nañ ci famille la boo xam ne dañoo duggante parce que gorante nag ñun. sama kër. sama sœur bokk na ci jabaram yi mujj a denc. am na ci doom yu ñuy wax Mouhamed Sirajuddin ma nga fa. ca kër ga. doomu Baay Ñas la. terewut jaxasoo nañ jaxasoo boo xamante ne. ci wàllu woowu ci wàllu bokk ak wàllu di sëriñ puisque sama sëriñ la. di sama sëriñu baay di sama sëriñu ay maam. bon jaxasoo gi dafa yàgg. ma yaru ci ronam nag. taxoog moom du luñ may nettali ma di ko séen ci mbedd déedéet. dama yaru ci biir néegam. yaru ci biir ëttam. yaru ci biir këram xam ko fréquenté ko ama moom relation directe nga xamante ne maa ngi nekk xale. waaye tere relation directe la amoon ak moom. yàlla defal na ma sutura ci loolu. lan nga mën a retenir ci sa nekk
Maolana Cheikh Ibrahima Niass boo ko doon tënk. waaw lu rëy la retenir ci moom largesse tabe xam-xam bu bëri buy tuuru xam gi mu xam nit ak sooy gi mu mën a sooy nit moom sax wax na ko nee na dama ñëw pour jàng damm-damm yi jàng na damm-damm yu bëri ci sama kanam man mi ci la bokk parce que juddu naa ci ronam jàng fa màgg fa mu di ma encouragé di ma xëcc ba alhamdulilah rabbi alamin fi ma agsi tey jii yàlla ak barkeem la yàlla ndimbalam la ma suñu li ma xam ci moom bëri na maanaam waxtu woo xamante ne nit daw na ñëw ci moom indil te bëgg mu sowe la ci wàllu àddina ci wàllu yàlla xamante ne soo duggee ci keppaaram sowe nga je me rappelle am na ci jamono boobu sax ay politiciens yoo xamante sénégalais lañ am ak problème ak Senghor mi fi ne woon dañ daan ñëw ci moom di ut si ndimbal ndax ëmb gi mu ëmboon sénégalais yi nga xamante ne seetu ci kii taalibe la seetu ci kii leneen la moom nit ki rek moo ko intéressé woon bàyyi ñëpp la woon waaw bàyyi ñëpp la woon moo tax tur yi kii ko tuddee tàttanewu ko ñun ka xale li ñu dund ak moom yëpp gisoon dañoo gis xàmmewu ràññewu doomam ak doomi keneen ku baax rek doomam nga c'est ça loolu ma doon dund yal na yàlla yokk leer ci suñu si barkeem amiin ñu ñëw nag ci langue politique est-ce que yomb na nga nekk nitu diine dugg ci langue politique bi est-ce que yomboon na waaw xam nga loolu yëpp li ko dugal ci boppi nit ñi mooy ñu colonisé woon gëm ne diine ak politique dañu war a tàggoo ba loolu ci lañ nekk tooñ nañ tooñ yu bëri sax l'islam tooñ ko jullit ñi du dara lu may ragal système bi nga xamante ne moom lañ coloniser àdduna bi système boobu daanu te l'islam rek ko mën a daan parce que l'islam moo amee majorité mooy loo xamante ne nit ñi ci xol soo leen mën nga leen a coloniser sax ëpp leen doole teroo ñuy julli seen jàkka yi di def li ñuy def bon nag ñoom xam nañu l'islam rek mooy seen ennemi moo leen fi mën a jëlee moo tax l'islam lañ compte ba tax na religion ak di ak mënuñoo tàggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mission am ñëwee yàlla yónni ko ci nit ñi su politique gu toon ñu kon du mën a am nit ñi waaw parce que dafa leen rapproché dund ak ñoom socialement dund ak mag ñi dund ak xale yi dund ak ba ñoom li nga indi mission bi ñu mën ko dégg te loolu politique bi bon nag ñu bëgg a tàggale politique diine c'est les ennemis de l'islam c'est les ennemis de la société mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg continuer toujours rek di ñu mate continuer toujours di ñu exploiter loolu rek la te loolu kenn defu ko muy tubaab bi rek la l'islam amul terrorisme amul dara maa ngi koy wax ci sama benn kii bu mu tiito tey ma ne Bagdad on a enlevé un dictateur pour instaurer le terrorisme Bagdad saigne et tout l'Irak saigne te ba emut foofu may leen l'islam nag avant tout c'est une civilisation ba mu njëkk mu nekk diine civilisation nag benn nga nangu ko wala nga bàyyi ko rek waaye mënuloo ko dara waaw c'est ça tey jii nii nga yore parti justice développement tey jii nii parti bu nekk ambition mooy yore réew mi tey jii lan mooy sa projet de société bi ngay proposer les Sénégalais waaw man c'est-à-dire projet de société bi may proposer Sénégalais yi lu simple la parce que dama cee nekkoon démb njëkk tey ñëw da ko financé mooy ne fexe ba nit ñi mën a dund paix sociale am paix sociale dara du ko indi lu may ñi fexe ba nga xam ne ku nekk ki war a jàng ki war a liggéey ki war a faju loolu su amee su amee paix sociale mën na am mais su exécution amee kii doomi diw la wala ci dàqal mu dem kii bokk ci ethnie sàngam la bokk kii nangam yooyu yi nga xam ne mooy d'état de société te l'islam contre loolu l'islam xamut kii xamut kaa l'islam ki mu xam mooy nit ki ak sa valeur mukallaf nga am na loola tegu soo defee sa devoir
war nga jot say droit. man société boobu laa gëm te gëm naa ne aussi tan pour ñu mën ko développer foog comme dañuy leb rek amul kenn ku ma développer réew ci àddina lu may ci bor nga ko mën a defee dañuy leb rek ñi leb mais ñi fexe jël mu nekk dimension boo xam ne dafay nekk général buñ ko def ci benn place rek nañ ko def ci place yu bëri su yëpp mënta màgg ndoor itam su yëpp mënta sotti ndoor dana am yu sotti yooyu suñ paree mën a dimbalee yu sotteegul c'est ça te itam ñi xam ne diine jotewut ak dara liberté personnelle bu nit ki mënu koo yàq ki baax du def lu may defar mais du yàq ki am sa jikko l'islam bañ na ko sax ba bi yàlla waxee mbiri suutura dafa ne suutura am na ñoo xamante ne suñ tegee nit ki gis ne mi ngi def lu bon sax duñ bëgg nit ki gis leen dañuy daw loola di làqu pour suutura bon diine jooju ku nekk ci jooju diine jooju ku mën a yàqal diine jooju yeewul kenn dégg nga de affaire yi sàcc yeeg rey nit yi ñuy wax nii yëpp amut luñ formante rek kere ay nit ñoo xam ne duñ jullit. su ma la déggee ñenn ñi ñooy diaboliser l'islam ba ñu jàpp ne waru mën a nekk benn projet boo xamante ne day yore un état. waaw li waral loolu yëpp c'est l'Occident. amul benn nit l'Occident ñoom ñoo gëm ne seen système bi nga xamante ne. laal lañ ci jaar nañ ci laïcité amul sax dañuy wax rek laïcité amul xam nga li am. mooy nga respecter sa diine. ma respecter sama diine. waaye su laïcité bu jaar bu dëng barki dem rek seetal Biden bi muy def serment du bible la teg loxoom dem ci église ñun tey jii suñ président yi amul kenn ku ko ñeemee def ndax l'Occident est-ce que dégg nga li ma la bëgg a wax bu baax te ñoom ñu ngi koy def waaw ku nekk am na gëm-gëm waaw nit ki nag soo demee ilif nit ki ba dugg ci croyance sax mooy da nga ko yab kooku c'est la dignité de l'homme personnel waaw personnel. L'homme doit le garder. la garder. parce que su ko garder wut dootul nit. bon ñun amuñ problème ak kenn. le contraire ñi jaar noonu jaar ñi jàpp jaam di ñu jaay boobu étape romb ñu ñëw coloniser ñu boobu étape romb ñu. su ko defee l'islam bi ñu diaboliser noonu. jaar ci colonisation nit ñu ko coloniser ñëw jàpp ni di ñu jaay ay jaam loolu ci lañ njëkkee mujj gi loolu doyatu leen. ñu coloniser ñu. bañ demee ba xamante ne fi mu ñun nekk nañ diis nañ ci seen kaw ñu may ñu suñu indépendance mais bàyyi ñu suñu bopp ñu ngi engangéré suñu société yi engangéré suñ lépp ba nga xamante ne lépp luñ produire ci lu baax ci ñoom la jëm dégg nga li ma la bëgg a wax ñoo koy jël utiliser ko ba mu jekk ñu jaayaat ñu ko bon ñun dañoo bëgg ñu continuer googu njaam mais njaam gi nag dafa war a am fu mu yem war a yem dafa war a am fu mu yem démb maa ngi dégg ci bitey bu Senelec bi muy tontu gars yi ci affaire Senelec société yooyu nga xam ne dafa amoon na ñoom problème xam nga lu mu wax mu ne boobu biñ ko di jël xaalisu Senelec te joxoo Senelec service defaloo ko dara loolu bu ne booba dañoo nekk ay gone fi mu ne Senelec màgg na. macha allah loolu dootuñu ko seetaan. ñun tam c'est la même chose. ñu yemaat si moom sax. moom Pape Mamadou Bitèye le directeur de la Senelec. gis nañ souvent ngay jël ay position di ko défendre seen relation yaa ak moom lan la. relation ay mbokk lañ ñoo bokk dëkk Kaolack. te gis naa ne ambition vice président daal bëgg Kaolack. du tax mu choisir ko moom rek moo ko mun def. Kaolack dañ ko war a liggéey. te un homme. comme Pape Demba Bitèye moo ko mun ñu ci des ñëpp dañoo am ay handicap il est le seul mbokki nit ñi la foofa jàng na aussi yaru na bëgg na population bi parce que ñu ngi def ay loo xamante ne bëggul sax kenn gis la mi ngi koy def kooku bés bu ñu ko responsabilité ca Kaolack waxuma la Kaolack mais dana defar région ba defar la région tey jii ñu ñëw jël feebar bi nga xamante muy mbas mi war na mat depuis 2019 mu ngi fii 2020 2021 ba léegi jógewu fi tey jii nii nitu diine yu bëri am nañ benn gis-gis bu ñu am ci mbas mi tey jii boo doon wax situation mbas mi tey loo koy jàngatee en tant que guide religieux. waaw c'est-à-dire mbas mi du dara lu may ñu bëri doole ñi ñoo doon tooñ ñu ndaw ji
yàlla teg ñu natt boo xamante ne da ko généraliser. Moussa alayhi salaam di yonent sallallahu alayhi wa sallam banu Israël bañ tooñee yàlla def yàq ci àddina dugal na dafa leen a jël dugal ci ñoom lu ko olof tuddee ngëlmaande goo xamante ne 40 ans la diire suñ xëyee jublu penku duñ xam fu ñuy teeree ji dégg nga ba jël siyaat fi ñu déparé woon Moussa doonul yonantu nekk ca biir mbas moom xam nga mënoo ñoo wax ne Moussa yonantu la te deful dara mi ngi topp yàlla nattu su amee toujours dañ koy généraliser moo tax toujours ñuy wax ni ñu mag ñi ne leen de leen moytu parce que yàlla du am na loo xam ne mënu ko muñ noggatu rek di ci dëkk mënu ko muñ yàgg foog bu riposte su riposte nag li muy indi da koy généraliser mbas mi nag li koy indi rek mooy li ñu génnee man ci sama gis-gis maa ak ñenn ñoo bokk gis-gis nañ def li ñu waxoon yëpp protection yi ñu wax nañ ko def. respecter mesures yi. waaw respecter mesures yi. mais nañ saraxe nañ ñaan yàlla. pour mën cee génn. ñu ñëwaat ci sa parti bi gis nañ ni yow da ngay jàppale. bi nga kii di président de la république Macky Sall. lu waral choix boobu ak tamit ban vision nga gis ne président mu ko développé ak lan nga koy ñaax loo xamante ne ay manquement la. waaw xam nga président Macky Sall dama ko xam avant mu nekk président de la république amoon nañu rapprochement avant loolu tase nañ ci PDS ma xam ko xam qualité yi ne ci moom. njàmbaar a ngi ci moom aussi il est pragmatique. te politicien lay aussi parce que politicien mooy kan mooy koo xamante ne toujours da ngay xam l'essentiel li nga xamante ne moom nga war a def ak nit ñi maanaam du nit koo xamante ne dafa dugg ci ay détails ba mu ëpp détails intéressé ko dégg nga de il est mécanique loolu Sénégal ci jamono ji moom la soxla te et puis côtoyé na Wade au moins ak lu ñu ko mënti wax ci moom fi Sénégal déparé d'accord Macky moo nekkoon premier ministre waaye xalaatam loon infrastructure yi nga gis nii yëpp xalaatam loon ak ñun nekk nañu fi PDS PS 40 ans gëmuñu ne sax Sénégal infrastructure yi war na ci am mu ñëw Wade am vision boobu Macky Sall nekk ak premier ministre fexe ba dimbale ko ba yooyu yëpp sotti Macky jot réew mi nag kooku jot région vision boobu mu continuer ko li may ñëw di jàppale keneen te man xam naa ne sama parti bu ndaw la parce que maa ngi ko créé bees parti bu ndaw gaa amut parce que peuple bi ndawut mais maa ngi ko créé bees te gis naa ne xam naa politique ma xam naa fi mu jëm bala maa jàppale keneen jàppale ko te itam jàppale bi man amul lu ma yàqal parce que nit laa ko xamante ne dama libre ci sama xalaat su ma gisee lu baax danaa wax ne baax na su ma gisee lu contraire itam dinaa wax ne baaxut. looy conseiller say morom ñi nga xamante ne ay nitu diine lañ ragal politique bi. li ma leen lancé lu simple la réew mi ñu ñëpp ko bokk pour ñu tabax ko benn classe rek mënuñ ko tabax parce que dafa leen tardeel pour nga tabax benn réew xalaat yi ñëpp war a du jóg bon ñoom ñi nga xamante ne ñooy religieux yi jàng arab jàng l'islam dañ leen a bedd ñu bedd seen bopp warut réew mi du développé parce que ñoom ils sont entrepreneurs dugguñ ci nguur waaye liñ nekk yëpp dafa réussir bi ñu demee ci mbay mi réussir nañ bi ñu demee ci commerce bi réussir nañ ñoo fi tabax étage yi ñoo fi dimbale nit ñi bon kooku looy bañ ci politique leen ndax li naqadi ci système bi ngeen dindi ko laïcité boo xam ne dafa féete boor ngeen dindi ko dégg nga de laïcité suñ koy wax dafa war a général waaye man maa fi ne maay doomi France wala maay doomi nangam man maay privilège loolu dafa war a jeex benn ñu am indépendance ñu xam naa amuñu indépendance jébal suñu bopp tubaab bi noppal suñu bopp comme nag ñi ngi tudd ne am nañu indépendance war na ko niru démocratie bi ñu waxee tam su fekkee dëgg la démocratie dafa ko war a niru parce que transparence war na am dégg nga de liberté d'opinion ak d'expression dafa war a am yooyu yëpp démocratie dafa ko laaj comme laaj na ko nag ak tolérance ak compromis yi nga xamante dafa nekk ci biir nga xamante politicien bu dee war na koo xalaat war na ko jëfandikoo bu nekk sa kii quotidien nga xamante ne donc soo déparé sa néeg ba ngay àgg fi nga jëm
loolu moo war a nekk sa xalaat moo nga war a doxalee ci nit ñi ba paix sociale ba na am parce que paix sociale su amul dara kenn mënut a implanter dara te paix sociale li koy indi mooy nit ñi dellu ci seen valeur yi respecté ante bëggante dimbalante loolu mooy mën a indi paix sociale te su paix sociale la amee feebar yi ngay dégg yi yëpp dana dem seen yoon. ñu ngi lay remercier di la jaajëfal. mbokk internet yi li leen di indiloon ci émission leader xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk internet. waaw man de li ma leen di gërëm ñëpp rek di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla yëkkati lii nga xam ne mooy mbas mi def fi jàmm jubali xol yi politique bi aussi ma gëm ne opposition mënta ñàkk. parce que opposition su amul mooy régulateur bi nga xamante ne moo mën a réguler démocratie mais nag opposition bu sincère nga xamante ne du ay intérêt rek moo tax ngay wax mais opposition boo xamante ne réalité yoo xamante ne pour luy tabax réew mi la loolu daal ci gàttal moom laa ci war a wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërë ngeen jëf ñu leen indiloon seen émission leader ñu ngi leen jox dig daje beneen numéro ak beneen leader jërë ngeen jëf.